loolu nag bu Sénégal ci mbagg ñi la nekk ci mbaggu Sidi ak ay rakam moo tax muy lu ñu war a xool état bi war a gestu mais sama xel daf ci dal nag wax dëgg yàlla daf ci dal ndaxte président ci boppam Macky Sall moom wax ne may waxtaan ak moom ci mbiru paysage audiovisuel bi loolu ne ma man Excaf groupe bi dama koy jàppale. jàngeen jëf ci ànd beek ñun ci DTV 19h jot na xabaaru marax yi la ci gën a fees bokk na ca ni nux diggante alkaati yi ak ñi ànd Khalifa Sall ay liif lacrymogène ay xeer la ndaw yi tontoo moo doon jolli démb ci ngoon sim ay yàqu-yàqu jot naa am ay oto dem dikk tamit fekke nan ci wàllu guddi mel ay ndaw yu bari sànni ci ay xeer ba ñu dakkaloon dem bi ak dikk bi ci kaax dem dikk yooyule lu ni mel sax jot naa indi gàllankoor ci dem beeg dikk bi tey ci biir Ndakaaru fekk na ginnaaw ba étudiant Fallou Sène ñàkkee bakkanam ak léegi guleet étudiants yu Gaston Berger ba ci Ndar delluwaat génn ci mbedd mi dañoo baare route nationale numéro 2 bi leen wax mooy seeni bourse moo tax ñu buur jàkkaarloog ndaw yi buur daañu ci ñëw ci biir xabaar yi ca bokk usine buy defar ay perfusion ci biir Sénégal samp dañ ko fi dana defar lu néew fukk ak ñaari millions at mu ne ci ay flacon perfusion daañu ci ñëw miskir faram fàcce gi gërëm leen ci ànd beek ñun tàmbali xabaar yi jëm ci mbirum kon politique bi nga xam te ni bi coow li mi ngi bari lool diggante nguur gi ak opposition bi lu ko waral mooy mbirum parrainage moo ko sooke ñu gis ne daanaka mes naa wax ni ay tàng dañu yu jóg mi ngi tàmbali am démb ci ngoon si tax na lool waaye ba tey àggagut la woon na nga ni tembe ci atum 2011 jàpp 2012 lu ko indi mooy ku jégi xëy na joxagunu waaye nag yëngu-yëngal mënut a ñàkk kàddu Abdourahmane Sow mooy doxal kuréel gi ni wooyee COS M23 dénk na kàddu suñu reporter yi di doxalee boobu ba léegi ngis société civile bi ni mu mel ñii ñu yóbbu leen biir conseil constitutionnel pour ne bi ñuy def am na waa société civile yi fi nekkoon ñoo xam ne dañ génn valider ne def nañ lu baax ñun ñi ci des ñi ngi waraan amuñu yenn doole yi parti politique yi jubóowuñu ñu gis le président de la république bi fi ne ci njëlbeen mu tàmmu ñoo mu ñuy informé ci fa ma jëm mel ni ku teg benn plan am teg ay étape am bu mu ci yegg rek def ko bu mu mët sëkk ñu gis askan wi tamit ni mu xawee beddiku ñu ragal ne la fa amoon en 2011 jàpp 2012 ba nga xamante ni liñ bëggoon en fin de compte am na gëmuñu bu dee dañuy wax dëgg rek bañ a nekk di ngandlu que ni mën na am ren jii nii et que même bu doon mën na am bu ñu fàtte ne lu xeex bi tar en 2011 Abdoulaye Wade moo mujj gagné ci benn wàll mooy ni que élection moo ko fi jëlee acteurs yi nga xam ne ñoom la concerné au premier degré boole wuñu seen i doole beneen bi mooy société civile bi it nañu waxante dëgg bu ñu fi nekk di rafetal doole bi ñu waroon am c'est-à-dire leadership bi société civile boobu doon incarné jamono jooju ni mu organisé woo askan wi ñëw taftal ci ñoom way politique yi taftalu ci ñoom société civile bi amu ko parce que lépp lu ñu gëm ne war nañ koo mën a def mu néew mu bëri bu dee kaddu bu ñu yëkkati lañ ko def bu dee leneen lañ ko def ñu artu nag ñeneen ñi muy force de l'ordre yeeg ku mu fi mënti doon nañ xam ne que le président de la République et ses pouvoirs yi mu yor ak ñi muy àndal gën ñu nekk sénégalais ke gën a tuuti fi muy taxaw ci réew mi mooy ci gën a moom mu fi sut ci taxawaay ba ci gën a suufee gën a ñu nekk sénégalais gën a ñu moom réew mi que ni dafa am ay droit ñu ne dañu am suñu ay droit moom buy jaay doole ñu ni dinañ def lu ñu mën pour mu respecter suñuy droit parce que au-delà des partis politiques au-delà des acteurs c'est la souveraineté nationale. mu doon kàddoog Abdourahmane Sow mooy coordonné COS M23 ay kàddoom Oumar Danso moo ko taataan ba tey ci mbirum politique ak nux bi am liif lacrymogène ànd ak ay xeer jolli diggante alkaati yi ak ñi ànd ak Khalifa Sall li ñu rek daal di recalé fi ñu toll ni mbirum Khalifa Sall moo ko sooki candidature am
boobee ñoom ay militants nañ mën ñu ko muñ tey jaay doole moo tàmbalee am moo taxit ay yëngu-yëngu am na dàqante taal ak yàq waaye alkaati la ñuy yàq ca daluwaayu gonoy Khalifa Sall yi bari na ay leader politique ñaawlu ko lool ci teewaayu reportage yu Maimouna Niane. tey gaz lacrymogène yi nekk ci bërëb ba vitre ak yenn matériel yu jëm ci bureau ñu daal di koy toj ñu yor kaaraange gi ak farandok Khalifa Sall yi ñoo doon jàmmarloo niki altine gi gannaaw bu ñu bañalee Khalifa Sall candidature am ba tax na tey jile yenn ci ay leader opposition bi ñëw giseel seen bopp lu fa jot a xew. ngeen ne li fi xew démb métti na Sénégalais yi ndaxte fii ñu nekk tey jii muy siège u le président Khalifa Ababacar Sall police ak force de sécurité yi fekk fi ay jigéen noot leen sànni leen ay lacrymogène toj vitres yi comme ni ngeen ko gisee loolu jaaduwul am réew nag doo ko bëggee yore ci doole ci doole rek nga fiy jógee. xeex rek a koy faj yooyu les kàddu ñu jot a for ci Idrissa Seck ma cay yokk sax ni opposition bi dina booloo ngir mën a jàmmaarloog pouvoir bi. wane nag mooy takkute gu mat sëkk la laaj booloo gu mat sëkk la laaj ànd gu mat sëkk la laaj ci opposition bi pour que li nga xam ne lii moom la bëgg moom candidat sortant bi. mu bañ a antu incha allah. ñoom ñooñu ña ngi cay woo sax askan wi ngir ñu wane seen bopp ndax lii ñu gis ni pouvoir bi di def dafa ëpp. waaye ñëpp xam nañ ne président Macky Sall moom bëggul élection yi jaar yoon bëgg parce que xam na ne bu élection yi jaar yoon da koy ñàkk te comme teg na ci bakkanam ne du ñàkk élection yi ñun it il faut que ñu teg suñu bakkan ne élection yi nga xam ne moom la bañ a ñàkk ndax bànneexam ngir bànneexu Sénégal mu jaral ñu nit lu ëpp loolu mu ko jaral. ak C25 bile opposition bi ñu ne kon tey jile fas yéene nañu jàmmarloog ak candidat Macky Sall ci seen kàddu sax ñu ne moom li ko tax a jóg rek moo di fexe rek ba réew mi nekk ci guuta li ni mel sax door na ak cong gi nga xam ne def nañ ko ci permanence coalition taxawu Sénégal. jaajëf soxna Maimouna Niane leneen ci loolu nga xam mooy yëngu-yëngu yi laal na Dakar dem dikk ba tax sax moom entreprise bi xëy daal di dakkal ay dem ak ab dikkam lu di mel ña nekk dafa liggéey rafetlu ko loon lu jaadu la ndax gis na ni ay bus di doon koo yàq démb ci xeexoo bi amoon diggante alkaati ak jege ñaari Khalifa Sall yi moo taxit soxna Adjara Ndiaye def na doxantu ca daluwaay Dakar dem dikk lam fa jële lii la reportage. nag laal na ñi nga xam ne ñoo siy dugg ci guddi altine ji ba léegi secteur bi le nag daal di taxawal bépp liggéey bu mu doon def bu ñu sukkandikoo ci directeur général bi ngir rek sàmm bus yi ak liggéeykat yi. bu gën a am solo mooy ñu protéger bus te loolu moo tax ma jël décision en tant que directeur général de Dakar Dem Dikk ne bus yëpp nañu dellu si dépôt yi ba jàmm dellu si loolu xool nañ ko ba tey si suba jëlaat naa décision génne bus yi waaye dévier yenn zone yoo xam ni tension mën na fa am. loolu képp koo xam ne yaa ngi toj bis ci boor boobu yaa ngi pénaliser ñi nga xam ne seen yoon nekku ci yaa ngi pénaliser ñi nga xam ni ay góorgóorlu lu ñu te Dakar Dem Dikk lu ñu mën a jël. loolee nag ñi nga xam ne ñoo di syndicat wu démocratique bu liggéeykatu transport routier yi daal koy rafetlu bu baax ndax kat jàpp nañ ni yàq bi ñi koy def teguñu ko fenn. gënaluñ nag parce que démb toj nañ 5 agressé sax ay receveurs yu nekkoon ci liggéey bi ci liggéeykaay bi ak ay chauffeur jàpp leen dóor leen nangu seen versement loolu tamit vraiment dañ koy ñaawlu ba fu ñaawlu yem parce que dem nañ ba xamatuñ ni ay bandi ñoo ci nekk wala ay agresseurs ñoo ci nekk wala ay opposants ñoo ci nekk comprendre luñ quoi vraiment dañuy xëy rek gars yi koj la toj sa car sànni la xeer dugg ci biir agressé receveur bi agressé client yi ñu bëgg nag état bi jël si ay matuwaayam yu mat sëkk parce que trop c'est trop mu ngi bëgg a ëpp te lu ëpp tuuru. ci noonu sax direction wu Dakar Dem Dikk bi fas yéene na porter plainte ngir rek yu mel nii bañ a amati. képp ku toj démb la plupart ñoom jàppale leen filmé nañ ko jàpp leen yóbbu leen gendarmerie ñu yóbbu leen police ñun plainte yooyu daañu ko def surtout démb tey la ñuy ñëw reprendre service donc daañu bind plainte yi déposer ko pour que vraiment ñu sanctionner leen comme il le faut. nit mën na nekk ci réew
dara métti la nga réglé ko leneen lu dul ñëw di toj di yàq. comme ci ay manifestation yu bëri bisu Dakar Dem Dikk yi nag ñoo ci gën a exposé wu ngir fekk fësal seen naqar ak bëgg kilifa yi dégg leen ñi nga xam ne ñoo di manifestant yi dañuy taal wala ñuy yàq li nga xam ne moo di bus yi bu ñu sukkandikoo ci kàddu yu DG wu société boobu loolee nag tax mu fas yéene jël bépp ndogal rek ba nga xam ni bus yi nga xam ni jàpp na ni ñëpp a ko bokk mu koy sàmm même bu fekkee ne ñi ciy dugg duñ ci am lu leen neex. Adjara Ndiaye jaajëf bu fekkente ni dañoo dakkalandi woon dem bi ak dikk bi ci oto yi Dakar Dem Dikk yooyu moo ne askan wi ñoom yëg nañu ko bu baax ñenn ci ñoom soxna Philomène Tine def na doxantu gis na ñi nga xam ne doon jël kaar yi lañu gis ci ay xeetum jafe-jafe reportage. lu ñu jëkk nemmeeku rek moom mooy ay bis yu amul kenn li ko waraloon mooy bisu Dakar Dem Dikk yi dañoo dakkaloon seen liggéey wante loolu ci ay waxtu rek la tolloon kii nag di liggéey ci société Dakar Dem Dikk daal dinay ñaawlu li waral say su ñaxtu amee rek askan wi yàqate seeni bus. jamono bu Dem Dikk daw rek koom-koomu réew mi day taxaw ku am loolu naxare rek si Dem Dikk nga jëm xale yi nag bu ñu meree Dakar Dem Dikk rek la ñu jëm. moomeelu askan wi la li mu nekk moomeelu askan wi kenn amul pour boo meree dem yàq ku ne war ngaa mën a mer revendiquer say droit si dox marche wala takki sagar waaye nag di yàq moom. ci terminus Liberté 5 nag ama tere nañu bus Dakar Dem Dikk yi jaar fa soxna si di ko naqarlu. bu ñu yàqee tamit suñ bopp lañ yàqal parce que ñun ñoo siy dem ñooy dikk daal yàqaluñu Macky Sall yàqaluñ kenn ma leen di wax daal buñ demee buñ meree mën nañ ko faja neneen lu dul yàq daal. buñ ko yàqee tamit ëllëg ñoo koy soxlawaat ñoo ciy bëgg a dugg wala ñun wala suñuy njaboot daal. mu toog fa soriwul dara arabus bi sëñ bi mu ngi joxoñ baaraamub tuuma nguur gi. kenn du yàq loo moom li tax nga yàq li nga moom nu war nañ ko seet parce que du rëy la yoon bu amee ci tënk bu fekkee ni yoon am na nu doxal yoon teg ko ci yoon ñi ko war a doxal nekk ci yoon ñi yor alalu askan bi di ko gérer ak fu nu mën a ne ak fu nu mën a toll ci pyramide bi di doxal yoon gëm naa ni kenn du am sañ-sañu yàq alalu askan sénégalais yi nag ñu ngi ñaawlu bu baax yàq gi ñuy yàq moomeelu askan wi saa bu ñaxtu amee ñuy woo rek seeni naataango ngir ñu gën a fonk seen moomeelu réew. jaajëf leneen soxal beneen manifestation bi moom du ñooñu waa opposition waaye waa nguur gi lam li ñuy sàkku nag mooy képp ko am la mettim ci anam gi doxalee mbirum candidat yi ñu ngi ñaan mandataires yi ñu def seen recours ni ko yoon waxee soxna Aïda Mbène Niass demoon na fekki seenu doxantu reportage. ay candidat yu ñu dàkkandi ci élection présidentielle yu ñu dëgmal ndaw APR yi génn di ci àddu ñoom nag la ñu ñaawlu rek mooy ñenn ci ñi bokkee ak ñoom ñooñee violence yu ñu yaakaar ni ñoom ñoo ko jot a amal bu ñu sukkandikoo ci ñoom yooyu la fitna ñu jot a amal ci biir réew mi amul benn sens. gis nañ depuis démb ñaawteef goo xam ne lu jëm ci alalu askan wi la ñoo xam ne waa kër Khalifa Sall la ak waa kër Karim Wade génn nañ démb jéem a yàq dëkk bi jéem a jaxase dëkk bi jéem a taal dëkk bi ñu leen di wax ne loolu jaruñu ci sori parce que loolu mënut a wéy te du continuer ndax du exemple boo xamante ne tey jii ay ndaw yoo xam ne dañoo adhéré parti politique damaa jàpp ne seen vision war na weesu fa ñuy taale ay bus wala toj dëkk wala jéem a jaxase dëkk parce que dañoo rekkal seen i candidat am nañ droit de faire recours à travers seen mandataire. ginnaaw lu ni mel nag ndawu Benno Bokk Yaakaar yi lee ñi ngi sàkku ci directeur des domaines Mamour Diallo moom itam indi ay leeral ci li ko Ousmane Sonko joxoñ baaraamu tuuma ci mbirum 94 milliards yi. monsieur Mamour Diallo li tax ñu tudd ko tey ci bés bii dafa am engagement bu ñu àndee woon ak président Macky Sall mooy xeex injustice dafa am lu ñu toppoon président Macky Sall mooy deniers publics alalu askan wi alalu réew mi ñu sàmb ko. teg ko ci yoon ba képp ko ci yenn jot ci sa wàll ñu xëy bés gis ne Ousmane Sonko dafa xëy attaqué Mamour Diallo accusé ko jiiñ ko ne ko dafa jël 94 milliards ci xaalisu askan wi juróom-ñeent fukki junniy milliards ak ñeent ci alalu askan wi
ba mu ko accusé indexé ko moom Ousmane Sonko mu def ko Mamour Diallo ba léegi dégguñu Mamour Diallo réagir wala mu prononcé wu tey ñi koy ñaan moom Mamour Diallo en tant que parti au pouvoir bi ñu nekk en tant que membre Benno Bokk Yaakaar camarade de parti na génn ci mutisme bi mu nekkee noppi bi mu nekkee na ko génn. ci biir bile mbir ndawu APR yi di rek xamle ni dafa jot sëkk njiital Pastef Ousmane Sonko moom it tamit leeral askan wi ci 2 milliards yi nga xamante ni nee nañ da ko rek daal di jot ci 94 milliards yooyu le jëm ci ay commission. Aïda Mbène Niass jaajëf bu fekkente Sénégal coow li bari na fi mu toll ni tembe kenn ku ne yaakaar ne xëy na doxinu réew mi dafa bari loolu ci gëllu gauche ba ay nit di manifester ak ñoom seen moo ne fekk dafa am bàngaas bu tàmbalee yang ca mooy justice bi nga xam te ne bi moo fi war a tudde njaaxaanaay dafa mel ni nag justice googee tudde njaaxaanaayam dafa tàmbalee bëgg a foxoj moo ne nit lu jaadu fekkente ne am na gis-gisu ordre des avocats ka ko jiite di bâtonnier bi la mu gis mooy justice Sénégal lu su war a sàmm la ba moom boppam ca itam di atte dëgg ku ne mën caa gis sa bopp reportage Sarata Sylvie Sow. avocat wala sax képp koo xamante ni day xeex lépp lu tegu ci yoon daa moom boppam loolee tax ba moom it mu war a def kéemtulaay kàttanam daa di xeex ba yoon moom boppam. maanaam rôle avocat mooy booy wax défense magistrat bu indépendant wul mënu koo def ndaxte tey jii bu magistrat bi indépendant wul vis-à-vis de l'état état bi di poursuivre kenn tooñ ko mais. bu magistrat bi indépendant wul état bi danaan def leen lii rek mu def ko donc ñun suñu intérêt la magistrature am liberté am loolu moo tax suñu xeex la. loolee tax ba bépp avocat boo xamante ni doxalul yoon wala sax deful liggéeyam comme ni mu waree am na ay daan yoo xamante ni daañu ko teg. il s'agit d'une très. ñun waa baro bi tamit nangu nañ ne am na ay avocat yuy jalgati yoon waaye ñu leen di biral ne ñu ngi xeex loola bu baax. tey tamit ku si jàggati yoon ku ne daan yi ñu war a teg sa kaw dinañ ko si teg bu laajee sax nu simmi la dàq la dañ koy def. profession d'avocat. film bi nga xamante ni mooy wane jaar-jaaru kuréel gi nga xamante ni moo ŋànk avocat yu Sénégal li ko tax a jóg moo di rek fësal liggéey bu ni mel waaye it wane liggéey bu am solo bi nga xamante ni avocat yi amal nañ ko li ko dalee atum 1960 ba 2016. xamal nañu tamit ni barreau bi ñu ngi ko créé en 1960. waaye bu fekkee ni barreau bi 1960 lañ ko créé kon amoon na ay avocat avant te amuñu woon luy firndeel loolu noonu moo tax ñu doon saytuwaat bu baax a baax film bi ci tàmbaleem ba muy jeex da ngay gis dugal bi nga xamante ni ñi di avocat yi dugal nañ ko seen loxo ci lépp lu soxal yoon waaye itam ci politique liggéey nañu sax itam ci li nga xamante ni day dëgëral démocratie. mu di ab film boo xamante ni nag tënk nañ ko te rek daal di ko seetaan ci bés bi nga xamante ni moom lañ doon amal rentrée solennelle bu conférence du stage ci thème boo xamante ni moom la ñu duppee xarañte yu yees jëm ci liggéeyum avocat. Sarata Sylvie Sow jaajëf ñu xuus jëm ca Ndar foofee jàppale ni daara ja duppee Gaston Berger guleet ba étudiant Fallou Sène génne àdduna ak léegi la taxoon mu faatu muy jooy ay bourse amati na fa ba étudiants yi génnaat ci mbedd yëngu-yëngalati dañoo baare route nationale numéro 2 bi kenn demul kenn dikkul jafal fa safaram la ñu wax mooy seeni bourse la ñuy jooy moo tax ñu buur jàkkaarloog ndawi buur ñu xuus Ndar ànd fa ak Gambi Diagne. tey jii nag fii ci université Gaston Berger ndongo daara yi génn bi xaaja guddi jotee bloqué télé bi taal fi ay pneu li ñuy laaj nag moom mooy nañu leen fay koppar yi ñu leen yoreel ngir ñu mën kaa dundee. depuis 2 semaines defoon nañu benn kii GST pendant 48 heures doxul état bi ne répond pas à l'appel donc on est là ça fait même pas quelques jours qu'on voit l'état ñu pandi ay milliards 1 milliard bu koy def fii si benn cérémonie bu nit alors que y a des étudiants qui sont là depuis xaw ma combien de temps jotul seen bourse man maa ngi ni ci base de données bi laa nekk peut-être dañuy effacer sama nom awu moom musuma am bourse xam nga loolu dafa métti bu ñu fi bàyyi suñu parents ñu ñëw ba fii di liggéey di jàng te voilà état bi ñu jox suñu xaalis affaire bi dafa métti nañ ci wax état bi nañ ci jóg ngir yàlla wala laa war a suñu daal sonn nañu ñu bëgguñu problème xool leen lii oto yi depuis presque 23 heures ñu ngi fii taxaw mënuñu jàll c'est très difficile ñun bëgguñu loolu mais l'état na ko def si jàmm rek xam nga ñu jox ñu suñu xaalis mu jeex benn yoon c'est fini c'est juste ça. étudiants yi bëri di ragal ñu effacer seen tour. dañoo effacer yéen tour étudiants yi si kii bi quoi si base de données bi.
bi benn waxtu jotee ak genn wàll ci xaaju guddi gi la ndongo daara yi nag daa di bàyyiwaat dem beeg dikk bi ci tali bi ñi nga xamee ni ñoom ñooy way takk der yi di gendarme yi ànd ak seen dal daa di toog fu sore ci université bi ki nga xamee ni nag moom moo jiite CROUS fan yi mi ngi bàyyi ñii di étudiants yi ñoom seen wàlli bopp ñuy añ di reer ci ngénteb tubaab di lekk te duñu fay dara ci biir restaurant université Gaston Berger yi. jaajëf Gambi Diagne bu fekkente ni université Gaston Berger ba ca Ndar ma ngay amee yëngu-yëngu moo ne fekk na waxtaan am na tey jii waxtaan boo xam te ni bi ay kàngam ay étudiants ñoo ko séq la waxtaan nga mooy fexe ba daara yu kawe yi amuk dal ndax li ñu dëgmal mooy élection présidentielle dafay yomb lool daara yi di am ay yëngu-yëngu ngir nag bañ yëngu-yëngu ñu waxtaan ci seen biir waxtaan googee soxna Ramatoulaye Diouf fekkee woon na ko. fitna yu bari ñu koy nemmeeku foofee ca l'université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ba tax na ab mouvement bu yees daal di taxaw dippee boppam rassemblement des jeunes moom nag la ko tax a jëkk mooy fexe ba bépp fitna bu nar a jógee ci élection yi ñu dëdmal bañ a laal lii di seen bërëbu jàngukaay. mouvement ñu défendre maanaam intérêt étudiants yi défendre ko dignement doon xool li ma ni 3 mois 4 mois université ba bari ay coow am ay corante ay rayante ay saagante loolu jëru ko li ñu bëgg mooy loolu dakk immédiatement li ñu bëgg mooy loolu dakk li ñu bëgg mooy cool yi dakk rayante bi dakk saaga yi dakk ñu ñëpp ñu nekk benn ku nekk am nga droit far parti ba la neex ñu def ko ci fair play ku ne am nga droit ànd ak ku la neex ñu def ko ci fair play mais li ñu bëgg ñu tax ju dëgg-dëgg mu université am paix am jàmm élection am ci jàmm kii gagné. ci noonu nag dinañ def seen kéem kàttan ngir jàmm mën a sax foofee ca l'université ba. dañ continuer waxtaan ak opposition bi seen dirigeants yi fi nekk waxtaan ak pouvoir bi seen dirigeants yi fi nekk wër tamit les coordonnateurs liste waxtaan ak ñoom wër liste yi waxtaan ak ñoom da ko porte à porte ak ñoom pour jàmm am ku nekk fa nga nekk fa mel na jàmm am ci espace bi ndax ñi tax ñuy coow ñoom ñëpp ñu politiciens yi tax ñuy coow ku nekk yaa ngi sa kër ak say doom di nekk ci conditions yu baax kon wuroo nekk fi ñun di rayante ku nekk am nga droit far fa nga far mais def ko ci fair play loolu moo nekk objectif mouvement bi. mouvement bi nag dajale ndaw yi pare na balaa élection yi ngir amal ay xalaat waaye tamit jëfe ngir fitna bañ a am foofee ci seen bërëbu jàngukaay. Ramatoulaye Diouf jaajëf fekk na ca Parcelles Assainies unité 14 moom njàng amu fa tey élèves yi ak professeurs yi ñoo génn woon ginnaaw école yi ub ko ràpp nañ dañoo bëgg seen chantier ban fay def ni ab école mën a yegg ndax xaar gi yàgg na lool li moo tax ñu xëy yëngu-yëngal soxna Safiatou Koli fekke woon na ko reportage. ñetti at ba léegi lycée bu Parcelles Assainies di LPA 14 ci ay bâtiment yu ñuy tabax la ñuy defee seeni cours muy situation bi nga xamante ni jàngalekat yi ak élèves yi fas yéeneetuñu ko nangu. bu ñu génnee ci classe yi salle de prof bi ñun ak surveillant yi ñun ak surveillante yi ñun ak élèves yi ñun ak liggéeykat yi ñëpp ci biir salle de prof bi mu nekk situation bu metti boo xamante ni ñoo ngi koy dund. xoola xeer yi xoola barre de fer yi xoola briques yi xoola mur yi agul yi lépp waxtu wu nekk lu nekk mën na ca am. école bi dafa nekk en chantier élèves yi ñëw di fa jàngee yow loolu rek déjà risque la ba pare travail bi mettre ko en ordre bagage yi lii fii lii fële lu nekk da ngay gis élève bu ñëw daanu. saa su nekk ñuy jànkonteel ay jafe-jafe ci biir boobule lycée ci noonee leen taxaw dakkal bépp jàng fas yéenew ñu yem ci loolu ñuy xamle ni rek yeneeni mbir dina ci tegu. Aujourd'hui on a fait débrayage, demain c'est grève totale, jeudi aussi grève totale. D'ici la fin de la semaine, si l'État ne réagit pas, nous allons passer à la vitesse supérieure. Et non seulement nous allons pas faire cours, mais aucun établissement des environs ne fera cours. École bu mucc ayib leen bëgg ñu lëkkaloo jàngalekat yi ak élèves yi fas yéene wëyal boobule xeex. ñun dañuy obligé di jaabante diggante unité 17 unité 13 unité 14 ci ay enseignants yoo xamante ni dafa ñaaw loolu lañ bëgg mu dakk tey loolu lañ bëgg mu dakk tey loolu mooy suñu problème ñu bëgg nag autorités yi taxaw ci nu mu gën a gaawee chantier yaa ngi nii kenn nekku fi ñu doon liggéey dem nañ jël nañ seeni matériel yóbbu dañu bëgg ñu taxaw ci buñ ci taxawul nag lu ñu gis ñun la. juróom benn weer leen naroon tabax boobule école waaye boobu ba léegi ñetti at. professeurs yi ak élèves yi di jaabante école ak école lépp rek ngir amal seeni jàng loolee nag ñu ne doy na li ñu bëgg mooy ñu eggalil leen boobule école ci nu mu gën a gaawee.
jaajëf soxna Safiatou Koli leneen ci xibaar mi ngi jëm ci wàllum paju gi Sénégal xam ngeen ni yenn saa yi ñu ni kat mbirum perfusion dafa xaw a jafe léegi loolu dina jeex incha allah ndax am na benn usine bu mag bu nu samp ci réew mi ngir muy defar li nga xam mooy perfusion yi mën naa defar lu néew par at fukk ak juróom mbaa ko fan fukk ak ñaar ci ay millions ci ay flacons dana ko mën defar loolu lépp bu ñu ko xaymaa kon day mel ni kon léegi wax ji dina jeex ci ay jafe-jafeem yooyu financement nu ko taxawale ndaje ma Codé Ndiaye fekke woon na ko reportage. de perfusion maanaam ay perfusion yuy jeex ci këru fajukaay yi léegi tey mu nekk ab fàttaliku nguuru Sénégal daal di tabax ab usine boo xamante ne ni mi ngi jar juróom-ñeenti milliards ci sunu koppar Ibrahima Ka nekk directeur général bu Parenterus di ko rafetlu te nag di dellu si ci capacité production bi nga xamante ne ni usine bile am na ko. Sénégal tumrankeem ci perfusion jeex na tey li ñuy produire moom mooy 12 000 flacons 12 millions de flacons ci année ñu ngi tàmbalee ci 2 000 flacons par heure 48 000 flacons par bis loolu dafa mëdd complètement sunu soxla ci ay perfusion rax ci dolli comme que ñun soriwuñu fi nga xamante ni moom ñi nga xamante ne ñooy jënd perfusion ak di ko jaayaat ñoom lépp lu ñu soxla rek mën nañ leen ko jox ci gàttal daal rupture perfusion jeex na Sénégal gannaaw si tey. Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne moom itam di rafetlu lu ni mel moom nag mu jàpp ni usine bu ni mel dafay rek daal di contribuer ci développement politique industriel bi nga xamante ne nii Sénégal mi ngi ci tegu ci jamono yi. suñu réew it président Macky Sall li mu ci sàkku mooy taxawaay bu dëgër koom-koom bu dëgër ndax boo amul koom-koom bu dëgër usines yu mel nii bu amul xale yi jandeer dinañu rafle liggéey. sànq bi may doxantu ci biir sama gis naa technologie bi mu nekk technologie bu am doole boo xam ne ci réew yu mag yi Amérique ak ay Europe la am mais li ma doon surveiller li may gën a surveiller mooy ñaata liggéey lay andil waa gox bi pour xale yi mën ci gis seen bopp. te li ñuy soxla mooy tey perfusion yi nekk pour Sénégal ba dootuñu ko jéegaani mais. li ma doon ko xool li ma koy laaj di ko laaj maire mooy ndax côté yi beneen suuf am na fi pour que bu ñu tolluwaat ñu def ko fi boo xam ne moom Gambie lay jaay Mauritanie Côte d'Ivoire Nigéria ainsi de suite te ñu koy defaree fii. usine bi nag nga xamante ne nii dafay defar perfusion ñu ngi ko samp ci ab superficie boo xamante ne nii daanaka mat na hectare mu doon ab usine boo xamante ne nii ñu ngi ko amal gannaaw ab collaboration boo xamante ne nii dox na ci diggante public bi ak privé bi Ibrahima Kane directeur général bu FONSIS di rafetlu collaboration boobu. Parenterus dafa balle ci jokkalante bu yaatu lool te xóot lool ci diggante banqaas yi nga xam ne ci la nguur gi di génnee koppar di ko def ci ay mbébét yu mel ni FONSIS ak yeneen waaye tamit ak jàmbur yi nga xam ne dañoo takku ngir liggéeyal réew mi. ci phase démarrage bi usine bile mi ngi recruter lu toll ci fanweeri doomu aadama lu ci ëpp dëkk ci commune bi di Diender waral meeru gox bi di rafetlu mbir mu ni mel Alassane Ndoye di sant ak a gërëm autorité yi nga xamante ne ni tànn nañu Diender ngir amal fa usine bu ni mel. Codé Ndiaye jaajëf mu am solo lool waaye nag jëmtukaay itam lu koy waggar di ko defal maintenance lu ci am solo la moo tax ñi nga xam mooy waa JICA lëkkaloo ci ak ay réew yu nekk ci Afrique sowu jant waaye itam ci francophone ngir mën a tàggat waa kër docteur ban gën a mën a fonk jëmtukaay yi ndaje moomee Ndeye Fatim loo fekke woon na ko. gannaaw technicien yi directeur l'hôpital yi ñoom la ñu tàggat ak i tamit gën leen a ñaax ci njëriñu yorin équipement biomédicaux yi mu doon ab projet boo xam ne JICA moo ko jëmmal lu tollook juróomi at tey ji jot na ñu def bilan bi. première phase bi dañoo dooleeloon seulement techniciens yi liggéey yaakaaroon ni loolu dinañ mën a dem mais fàtte woon ñi nga xamante ni ñun ñooy jël décision yi mooy directeurs yi moo tax deuxième phase bi ñu boole leen ci projet bi. kon ne ñaax techniciens yi et surtout renforcer sensibilisation ba nga xamante ni am nañ ko ci directeur hôpitaux yi pour que ñoom ñuy jël à bras le corps
maintenance ba nga xamante ni moom mooy yore doxalinu hôpital ci réew yooyu. projet bi dina tax ba nguurub Sénégal gën a mën a ñogalaat centre yi nga xam ne tëral nañ ko ngir mën a tàggat nit ñi ci wàllu maintenance hospitalière ngir li ni mel ngir gën a ñoŋal jumtukaay yi am ci biir këru docteur yi. nu ñuy renforcer démarche qualité ba nga xam ne dañ koy jublu ci maintenance hospitalière bi. ñu jàppale ñu dooleel ñu ci benn centre de ressources ba nga xamante ni créé nañ ko depuis daaw ci hôpital général ak yenn partenaires. sunu mbokk japonais yi jàppale ñu ba centre boobu ñu mën ko même dooleel délocaliser ko au niveau hôpital Fann Ngor. directeur hôpitaux yi ci lu ëpp ñeenti at ñoom mais jot nañ leen tàggat ci li jëm ci nu ñu war a def ngir gën a mën a sàmm bu baax équipement médicaux yi ngir ñu gën a mën a jox gëdd wàllum maintenance ci këru docteur yi. Ndeye Fatim Lo jaajëf ñu wax ci wàllum tàggat yaram xam ngeen ni jaraaf ma nga woon ca jongante ga nga di démb jaraaf nag daal di nay dóor daal di am solo ñaari bal ci dara ak seen digganteeg waa Berkane muy jongante goo xamante ni bii coupe CAF la ndaje moomee Lassana Diaby ñëwaat na ci ndax fekk na ko reportage. jaraaf wone man-manam ci biir këram ci juróomeel simili Assane Mbodj moo daal di dugal dara desul lu dul juróom minute ci jeexatal première partie bi El Hadj Madické Kane daal di dugal ñaareel bi jaraaf Vert Blanc nag daal di dugal ñaari ci dara. dugal nañu bii boo xamante ni wax dëgg yàlla bii la boo xam dañ ko travaillé bii la par sur séquence de jeu dañuy wax le jeu à 3 yàlla def na Assane Mbodj tel nañu libéré dugal na bii bi continué nañ di jouer ba am coup franc en deuxième mi-temps. Madické Kane jël ko mu tiré ko magistralement logé ko ci lucarne opposé bi je pense que mooy deuxième bi jaraaf mais après à un moment donné ci match bi reculé nañu bàyyi nañu jeu bi à l'adversaire mais adversaire bi tamit n'était pas dangereux parce que amul occasion boo xoolee en premier mi-temps mais bousculé nañu benn moment joué na benn moment au ballon. ci ñaareel pàcc nag Alioune Badara Tendeng daal di occasionné penalty numéro 9 équipe marocaine nag daal di raté ci kanam góor jaraaf Pape Diatta Ndiaye nag baal bi moo ko génnee si ñàkk dugal nag terewul équipe marocaine daal di teggi seen i tànk pression bu metti la ñu teg ci kaw sénégalais yi. malheureusement pour nous arbitre joxe na penalty ñoom dóor nañ ko bal bi dal ci poto bi génn damay sant yàlla loolu la yàlla dogal dugal nañu ñaar encaissé wuñu benn maintenant nag. lu ñu doon ñaan yàlla mooy bañ a encaissé suñu dëkk yàlla def na ko xale yi tamit dégg nañu conseil ñu leen joxoon def nañu ko à la lettre léegi li ci des mooy ñu préparer match retour bi ñu géem a dem fële dëkku jàmbur pour géem a dem teel a dugal aussi parce que bu ñu demee dëkku jàmbur di défendre dina metti parce que connaissant arbitre africain yi complexe bi ñu am bu ñu demee dëkku jàmbur défendre mun na am ay penalty wala yooyu te mun na yàq lu bari li ci am solo daal on est conscient xam nañu li ñuy xaar parce que xam nañu dara du fa yomb. jaraaf nag dafa jeexal ak fukki joueur ndax Alioune Badara Tendeng dañ ko jox ñaareel carton jaune Poulain Malick Daffy nag war nañu dëgër ci match retour bu ñu war a jouer semaine prochaine ci Maroc mu nekk 16e de finale coupe CAF. jaajëf Lassana Diaby waaye itam jaageen jëf ci ànd bekk ñu li moo la flaaju xibaaru marax yi niskis dana amaat xabaar bu 20h jotee lay jon ci français Mouhamadou Diallo moo koy faram fàcce ma ñaan la ñu bokk fanaan jàmm ak suri programme illa li xa mbokk yi xaritu ñuy seetaan dal leen a jàmm ci seen télévision DTV ñu leen ñi dala jàmm ci seen émission santé mag tey nag ñu fas yéene waxtaane ak feebar bu ñu tuddee grippe